Sénégal, plus de 10 000 cas de contamination et 200 Sénégalais morts par le coronavirus ont été enregistrés. Avec cette situation, le gouvernement a pris l'initiative d'atteindre des mesures de prévention avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais n'empêche que beaucoup de pertes ont été enregistrées dans le domaine économique. La première vague, accompagnée de couvre-feu, les ports de masques et gel antiseptique obligatoire, des dispositifs de prise en charge précoce de la milieu hospitalier, les commerçants, chauffeurs, ouvriers et autres ont subi une forte perte. Le couvre-feu avec la jeunesse à partir de 19h, les saccagements coïncident par le mois de Ramadan. Suivons les reportages. Covid bi bu mu fi dikkee première vague bu ñëwee moom doonoon na lu bett ndax mbetteel gi mooy lu nu xamul moo ñëw dal suñu kaw loo xam ni judd nañu ba am 30 ans mosuñu koo gis ci àdduna bi boobu mu ñëw dal suñu kaw te bi ñu dalee suñu kaw nag ñu am ci gëm yàlla ànd ceeg ndogal ndax loo xamante ni feebar boo xamante ni daa ñëw ñu tëj aéroport yi tëj jàkke yi tëj fépp fu nga xamante ni nit ñi ñu ngi fay daje ba pare ñu lay tëddloo 20 heures ci loo xamul wax dëgg yàlla benn liggéey doxatul woon kilifa yi nga xamante ni ñoo daan yor entreprise yi ñu wàññi seen emploi yi affiliés yi nga xamante ni tamit apprenti yi bari fa la nekkoon ñii delluwaat seen dëkk ñii nekk ci seen yëfu bopp daal nit ñi daal demoon na ban doon dawante daal wax dëgg yàlla ñu ngi ko doon dund te dundun gu metti gi nga xamante ni doy na waar li la wax daal bàyyi nañ la ca def benn client ñëwatul woon nag jamonoy Covid première vague bi mu ñëwee benn client ñëwatul woon mujj gi man bokk naa ci ñu njëkk a ñëw ay masque ndax bi ma gisee ministre bi ne masque yi téer yi ñoom mën naa valable na ndax boo ko takkee ci 24 heures mun nga koo fóot ci la profité dem jënd popeline ak élastique def samay masque dama daan xëy 6 heures du matin taxaw fii ci cataay yi di ko jaay comme ni ko gars yi waxee woon rek ñi yor wàllu santé bi ni ñu ko waxee woon ne moo la ciy musal noonu lañ ko daan dundee rek doon wut vel di nuyoo yu bari yi ñu arrêté ko woon programme yi nga xamante ni daan dajale nit ñi di indi rassemblement nu ñu koy waxee waaw loolu yëpp ñu éviter ko arrêté ko jàkka yi dañ koo tëjoon noonu la demee ñun dañ daan xëy atelier bi daal moom dañ daan xëy toog yenn ba ngoon jot duñ fa gis dara tëjaat dem ñibbi waaw masque yi daal ci yoon moo daan xaw a dimbali ndax di nga daan xëy jéem a jaayee 10 masque sax am 1500. Covid bi am na lu mu ci joué bu baax a baax ndax kon àdduna bi nag ginnaaw Covid bu mu ñëwee nag léegi monde entier la ndax nit ku nekk ci sa liggéey am na lu mu ci laal ndax gis nga employé yoo xamante ni fi ñu newoon daan fa daan seeni doole bu Covid bi ñëwee da leen wàññi woon da leen arrêté woon ba léegi ci yéen continuer ñu arrêté leen liggéeyatuñu ñun nag suñu wàllu métier ñun téer ndax ñun ci mbooloo lay dox xew yee ngénte yeeg jàng yi bu amul ñun duñu liggéey ndax suñu liggéey day laal ci lool bi mu duggee nag looloon xawoon a baare waaye bi mu jaalee nag alhamdulilah sant na yàlla bi Covid bi wàññeeku nag bi mu wàññi ko nag xaw naa tene mais na meloon melootu ko ñi ngi ñëw nànk-nànk mais ñëwewuñu comme lañ daan ñëwee bu njëkk ndax àdduna moom damaa xamatul nu mu demee ndax yëf yee jaxasoo àdduna bi dafa jaxasoo. corona am na ñaari at ci ren yal na yàlla yërëm ñi nga xamante ni ñoo ci wàññeeku waaye d'une manière générale corona bi am na ay impact économique ci réew mi gis liggéey yu bari yoo xam ne yàqu na yoo xamante ni impacté na leen direct ou indirectement ak couvre-feu bi nga xamante ni xewoon na fi ak weeru koor ba nga xamante ni fekke woon na ko te nekkoon nit ñi dundoo ko ci biir weeru koor ak jafe-jafe yi nga xam ne nit ñi amoon nañ ko ak takk der yi ak ñu bari ñoo xam ni ñàkk nañ ci seen liggéey loolu d'une manière générale ba ci sax xew-xewu diine yi ba ci jàkka yoo xamante ni wala jumaa yëpp ñu tëjoon ko ay at mujj bi ñu ubbi ko waaye ak ay mesures barrières nga xam ne nit ñi dañuy s'orienter ci bu ñu julli ak yu ni demee ak dëkk bi nga xamante ni dañ ko tëjoon tëj diggante déplacement interurbain diggante région ak région déplacement amatul yu bari xamante ni gën nañ seen kër yi am ay impact social tamit ndax koo xamante ni fekkoon na la biir Ndakaaru sa njaboot nekk ci région yi far tëj bi fekk la fi wala nga génnoon dem seeti sa njaboot ci àll bi
bëgg a ñibbisi mënoo ñibbisi am na yoo xam ne nag moom su teggi ko moom directement day teggi ko impact ba day dañ ci saasi masalan jumaa yi man mi encore en tant que imaamu jumaa tëjoon nañ jumaa yi ubbi nañ ko directement nit ñi dañ ñëwaat rek daal di julliwaat kon impacté wul ci julli yi nga xamante ni weesu woon na impacté wul ci julli yi nga xamante ni moo weesu woon charte ya mat na julli googu ci sa biir kër nit ñi dellusiwaat nañu julliwaat nañu waaye am na impact yoo xam ne après même su mbir mi demee ba teggiku moom day des di nga dund ak moom lu yàgg di nga dundaat nag ak effet yi ak impact yi ak résultats yi jamono bu yàgg laataa muy teggi surtout nag bu dee dañ ni feebar bi jóge na fi mais nag partiellement jógewu fi ba jeex tàkk jógewu fi ba jeex tàkk kon dafa wàññeeku kon jeexul tàkk ndax am na yeneen variant yoo xamante ni ñu ngi fi donte nag la mu daan rey ko ba léegi bokk na ci ba tey ci impact yi bakkan yu bari yoo xam ne wàññeeku nañu yu bari yoo xamante ni faatu nañu ci feebar bi yooyu tamit xew na fi. léegi man dama doon wax d'une manière générale ci mais su ma ñëwee nag particulièrement nag ci domaine bi nga xamante ni ci laa yëngatu nag ma door see ñëw domaine bi may yëngatu ci ñetti domaine la wala ci sax ci ñaar laay wax sax waaw ñaar en tant que imaamu juma boobu te loolu ñëw naa ci léegi beneen bi nag mooy wàllu jàngale ma am fii ñoo xam ne dañuy jàng di wàcc am ñoo xamante ni dañ fay dëkk ñi nga xamante ni dañ fay dëkk ñoom dañ fay nekkoon résidentiel dëkk ak tant que ay internat en tant que ay internat ñooñu biñ demee tuuti dox tuuti fekk na ñiy jàng di wàcc moom état bi jëloon dogal ba arrêté leen ñu arrêté waaye nag en tant que daara internat bi ñu jekk-jekki ni daara internat yi ci lañ bokk xawoon nañoo bësante tuuti ak kilifa yu yore wàllu njàngale ni ñu ne ñu ankay ñëpp lañu te amaana ñun boobu la ñu gisoon mooy xale bi xës nekk internat amul accès ci kenn mën nañoo fexe tamit ba keneen du am accès ci moom kon kooku déjà moom confiné na boppam ba pare kon kooku moom déjà même avant feebar bi avant confinement moom mi ngi ci confinement ba pare kon kooku mën nañ ko bàyyi waaye teewul ñu ne ñu nañ dem ñu bàyyi xale yëpp ñu dem donc xale yooyu biñ dellusee ci impact yi def nañ ci ñoom effort defaat nañ ci ñoom benn coono bu mag a mag pour defaat leen mise à jour pour seen niveau tolluwaat fa nga xamante ni fa la toll woon ba tax na résultat bi ñu amoon bi ñu ñibbisee ndax ñun def nañu ñoom foofu seen kër yi ay ñeenti weer ak yooyu door a ñëwaat kon donc ñàkk nañu lu bari ci liñ bëggoon def ci xale yi ci at bu njëkk ba ko moom amoon na ci impact bu baax a baax bi ñu ñëwaatee aussi ak jafe-jafe ñu dëkk bi li fi nekk tamit ci wàllu conjoncture yi fi nekk ci seeraayat bi la mel ni ki noonu yooyu tamit alhamdulilah amoon nañ ci ay jafe-jafe yooyu tamit ci sant yàlla subhanahu wa taala bu dee ci ñi nga xamante ni moom dañuy jàng di wàcc externat yi franco comme ni ko école sénégalaise bi dundee mooy at mooma rek directement mesure bi mu ñëwee ñu ni école yëpp nañ arrêté seenum njàng donc at moomu bi xale yi arrêté seenum njàng ba di dox ba ni xale yi tey nag il faut que ñu def examen donc bi xale yi war a def examen ñu ni il faut que ñu defaat kon benn réajustement ci programme bi mooy kon il faut que ñu seet xale yi biñ leen dellu si waatee école te ñu war a def doomu ñaari weer war a rattraper lu ñu toog ñeenti weer yu ñu toogoon kon nekk li xam ne benn liggéey bu metti lool ci jàngalekat yi te année boobu kon dañuy gis ni ba léegi si nii dañu gis ni loolu xale yi toogoon feeñ na ci niveau xale yi ba léegi nii da ngay gis ni dina feeñ ci niveau xale yi ndax daanaka at boobu sax daanaka xale yi dañuy jël rek benn décision ne classe examen yi nañ def examen mais nañ réajuster seen programme xale yi nga xamante ne moom dañoo nekk ci yeneen classe
yi diwul classe examen yi ñu ne rek nañ dellu ci seen moyenne bi ñu amoon ci premier compo yi passé leen ñu dem loolu nag bu école ubbee ñu jima seet nan la ñuy mën a dabaatale lële ak lii loolu nag moom ab jafe-jafe la boo xamante ni donte jàngalekat yi def nañ coono ñu xarala lañ mais dañuy gis ni rek manquement am na ci ba léegi nii kon dañuy gis loolu topp na école yëpp ba fii ñu nekk nii dëgg xale yi lañ waroon a xam dëgg des na donte ay proposition génn na ci defe leen ni école bi mu ubbee pas bi ne bële ñaari weer yu njëkk yi nañ ko def ci jiima dabaatal la leen rëccoon door a commencé programme année bu bees bi après yokk année scolaire bële passé fi ñu waroon a école war a tëje ñu yokk ko kon loolu daal baroon na ay désagrément yu bari jafe-jafe am na ci ndax boobu dañoo jàng ba mois de mars ñu ni nañ arrêté léegi nañ arrêté xëy na école publique bi ña cee jàngale mën nañ ko ñàkk yëpp parce que état bi ñu continué moom di leen fay seeni salaire taxawul arrêté wul waaye jàngalekat yi nekk ci école privée yi ñoom ñoo dund jafe-jafe bu metti lool. ci ban fànn xale yi dañoo jàng ba mois de mars ñaari at ci ginnaaw ñu nii na école yëpp arrêté école yi bi mu arrêté léegi parent bi tamit danaan comme sama doom jàngul du ma fay yow tamit jàngalekat bi moom dem toog këram man kon dama toog suuf man tamit comme fayuñu ma amul lu ma la fayee mu dem toog këram yow jàngale borom école bi yaa ngi toog amatoo benn revenu jàngalekat bi tamit bi jàngale ci école privée bi fii ak feneen ñoom tamit ña nga dem toog seen kër amoo loo leen jox ñoom ñu dund 8 mois yu wax wala lu ko ëpp loo xamante ni fayeeku touché wuñ 1 franc kon loolu jafe-jafe la boo xamante ni mboolem ñi jàngale ci privé yi dund nañ ko gis nga sax ay écoles yoo xam ni sax ñoom dem nañu taxaw ni seen ba école demee ba ubbi ne da ngeen ñuy fay weer ya ñu arrière woon wala ñu jàngale nga gis tamit ay écoles yoo xamante ni dañu ni ba école demee ba ubbi waat dañ ni parents yi la seen doom toog mois de mars ba kii bi weer yi xale yi toog da ngeen koy fay door a inscrire defe naa ni am na sax école yoo xamante ni amoon ci jafe-jafe ñu métti imposé xale yi ni da ngeen di fay la ngeen toogoon te parent bi man sama doom jàng ko du ko fay kon am na ci sax ay jàngalekat yoo xam ñoom ak seen i employeur amoon nañ ay jafe-jafe kon ñun lañ toogoon lépp bala ñu commencé waat jàngale léegi ñu koy fay te moom kenn fayu ko kon loolu tamit benn jafe-jafe la woon ci wàllu koom-koom. dund nañ situation boobu. mais compréhension bi ñu amuñ su jàngalekat wax dëgg yàlla fexe nañ daal ba école bi ubbee kon ku nekk ñu am lu ñu la mosal ak aussi état bi def nag benn effort mooy école bu nekk am na benn enveloppe bu mu la dimbalee ci force Covid bi établissement scolaire bu nekk boo xam ni c'est privé te am autorisation d'ouverture donc en fonction ci sa ay nombre élèves état bi am na enveloppe bu mu la jox mais enveloppe boobu nag daanaka moom nga jël tas ko ci jàngalekat yi donc sax nag enveloppe boo xamante ne même bu ñëwee même mënta couvrir sax tamit la nga daan fay enseignants yi maanaam ci benn weer couvrir li ngay fay enseignants yi ci benn weer mais teewul daanaka jox leen ko ñoom lu ci jàpp la. comme feebar am na moom wax dëgg yàlla bu ñu gisee ni lii mën naa jur lu woyofal feebar bi wàññi jàngoro ji ak kay mën na koo jar surtout dëkk boo xamante ni ay néew bi doole lañ kon te amuñu bu feebar bu gën a yokk amuñu suñu plateau médical fii ci Sénégal amul doole yoo xamante ni bu feebar bi gënoon a law am na fu ñu def nit ñi mujj bi gis nga ñu bari seen kër yi la ñu doon hospitalisé kon mënoon na koo jar xëy na lenn moo ko jarul woon mooy tëj bi ñu tëjoon dëkk bi mënoon ñu bàyyi nit ñi mais nag kenn ku ne fa ngay liggéey nag respecté mesures barrières yi am na ci yoo xam ne jarul am ñoo xamante ni jaru ko woon waaye nag comme feebar tamit dem na ba wàññeeku
kon daanaka teggi nañ lépp wala boog teg nañ la ci ëpp solo daanaka sax nit ñi daanaka ñi ngi jéem a dund ak moom ndax boobu ba léegi su fekkoon te tëj bi mi ngi continuer kon mën nañ ni kon tey catastrophe bu rëy rëy mooy am. message bi ñuy lancé mooy ñi ngi santat yàlla subhanahu wa taala bu baax xam ni lii daal mbir la moo xamante ni jaar na ci adduna bi li si des it mooy su fekkente ni mbir mi jeex na nañ ko jeexal te yàlla tax li ma si jublu mooy ñu baree bari ginnaaw bi feebar bi demee ba jeex laqatu nañ ci ginnaaw feebar bi ku nekk cheral la nga doon liggéey loolu laal ñu ne la léegi daanaka ñaaram lay jar loo wax ñu ne loo tax boo ñu ne la feebar bi jeex na kon doo ngay métier yoo xamante ni laaliwul ak feebar bi sax boo ko waxee moom la caabi ji sax boo demee kay jaayi caabi boo ko nee caabi wala kii jaay a porte-clé boo ko doon jaayee 200 francs wala 250 lu tax mooy la feebar bi kon te feebar bi ba impact la ci am kon daanaka mu mel ni ñu bëree bëri dañ koy raxasu léegi dëkk bi loo laal ñaarab la loo laal léegi ñaarab la te wax dëgg yàlla nag xëy na am na impact économique waaye bu egg ba ci nag lépp lu doon jor benn di jar ñaar lu doon jar ñaar fukk di jar 200 francs la di wax dëgg yàlla lu mat a taxawaat seetlu la état bi nag war na ju tamit saafara loolu nag ndax nit ñi sonn nañ lool waaw loolu moom war nañu taxaw ci bu baax ak i tamit yeneen comportement yi nga xamante ni nit ñi amoon nañ ko tamit xëy na am na ay impact négatif mais nag xëy na am tamit ay comportement yoo xamante ni c'est positif yoo xamante ni nit ñi amoon nañ ko man ci Covid boo ko fi indi jàpp naa loolu waroon nañ koo conserver mais dañ koo bàyyi muy lan wàllu cet ñu doon soññ nit ñi ci wàllu cet dafay mel ni bi affaire bi jeexee dañoo bàyyiwaat ñëpp ku nekk delluwaat ca la nga daan def leen tamit mooy wàllu doxum guddi bon baar yeeg dancing yeeg foo neex bâche guddeeg bëccëg takk see rajo xaaju guddi ba heure boo leen neex loolu tamit vraiment dañ koy def Sénégal mais anarchie la te loolu jeexoon na tamit loolu war nañ ko mën a téye loolu continuer yàq gi maanaam xew yu bari yoo xam ne c'est inutile di ci yàq xaalis bu dul jeex xoolal diggante boobu ni fi nit ñi noppaloo da ngay ngénte mais ngénte bu simple da ngay jiital mais jiital bu simple boo xamante ni daanaka sax doo tiit doo am benn problème est-ce que yaa ngi dégg mais léegi daanaka léegi dafa mel ni nit ñi dañoo namoon xew léegi yàq gi léegi dafa mel ni ñuy jóge ci corona bi nañ daan yàq ci xew tamit dafa doublé wu. loolu tamit vraiment noonu ñu oyofaale woon mbir yi ba dund gi tamit gënoon a simple loolu tamit ma jàpp ni lu ñu waroon a conserver la mais waruñu woo ca jógewaat tamit bu indilaat ñu beneen jafe-jafe loolu tamit daal nit ñi war nañ ko jëlewaat yooyu mbir bu baax a baax. rafetal jikko yi ak tamit esprit de solidarité bi amoon ci nit ñi ci wàllu ci Covid bi mu amee ñëpp di génne di dimbalante di defalante parce que feebar bi impact économique bi mu indi conjoncture économique bi mu àndaloon bu jàppalante amul woon kon doon na gën a métti ba di nga gis nit ñi génn seen alal di jënd ay ceeb di jox nit ñi di jënd ay saaku ceeb di séddale di dimbalante jënd ay suukar di dimbalante mais nit ñi tamit dimbalante boobu vraiment tamit nga gis ni li naan Sénégal dëkku dimbalante la dëkku teraanga la loolu tamit feeñ bu baax ci Covid bi loolu tamit vraiment mbir la waxante war nañ ko gën a jàpp bu baax a baax dimbalante bi war a mën a gën a continuer bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu